organisation yi nga xamante ne nii ñoo ŋànk kuréel gi déposé demande def déclaration de marche jot nañu pression bu ne te pression yi kenn waralu ko lu dul état di ñu bëgg a méngale comme ay nit yoo xamante nii nit yu irresponsable lañ ñoo xamante nii ñu amul benn yërmande ci askan bi ñoo xamante ni aussi yëgguñu feebar bi li nga xamante ni moom moo ngi koy def ci réew mi te loolu ñenn defuñu ko ñu dul ay politiciens yoo xamante ne nii xam nañu li nga xamante ni moom moo leen tax a jóg li nga xamante ni moom moo xew mooy wone njàqaare goo xamante ni état bi jàq na ko njàqaare ci tëlewaayam ci régler problème mu étudiants yi ci tëlewaayam pour régler problème mu liggéeykat yi ci tëlewaayam pour régler problème mu élèves yi ci tëlewaayam pour régler problème yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci dëkk kaw yi ci tëlewaayam ci li nga xamante ne nii moom mooy saytu alam bi loolu nag mu bëgg jël sippi ko ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo nekk ci plateforme bi ba tax na boobu ak léegi bi ñu annoncé manifestation bi jot nañu médiation yu bëri ay kilifa diine yónnee nañu fi déglu nañu leen ba tax na démb convoqué nañu organisation yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci plateforme bi laaj leen seen xalaat ci li nga xamante ni ñaan njekk gi ñu ay kilifa ñaan njekk ci kaw loolu ñu ne marche bi nga xamante ni façon nañu ko yéene def tey ci ajjuma ji organisation yi ne bu ñu sañoon marche bi ñu tegandikoo ci suuf ngir jox ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi ñëw doon dox ay tànk njekk waaye loolu tekkiwul benn yoon wàcce suñuy ngànnaay tekkiwul benn yoon deltu gannaaw ci lii nga xamante ni tallal loxo bi ñu askan wi di tallal loxo ba yi ci mucc mooy ñi nga xamante ni moom la ñuy wax collectif de défense des intérêts de la commune de Madina Wandifa collectif bi nga xamante ni moo ëmb juróom-ñett fukki liggéeykat ak juróom-ñeent ñi nga xamante ni dañu doon yëngatu ci wàllu forage yi nekk ci kaw gi liggéeykat yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci société bi ñuy wax ICAGEL bu Mbour Mbaling waaye it expliquer bu baax a baax sénégalais yi que même bu fekkente ni état bi day lutter contre le corona war nañu fësal bu baax a baax benn rapport de force pour yokk test yi nga xamante ne nii de dépistage ñu ngi koy def pour que état bi mën a jox sénégalais bu ci nekk masque waaye gën a dooleel suñu structure yi nga xamante ni mooy structure de santé yi waaye aussi wone ne virus bi nga xamante ni mooy virus bi ñuy saaxee suuf si virus bi nga xamante ni moom mooy dénk ndoxu kaw gi ay privé virus bi nga xamante ne nii mooy ñàkk a sàmmante ak yelleefu liggéeykat yi
crise bi nga xamante ne nii ñoo ngi koy seetlu ci enseignement supérieur ci suñu université yi te loolu li koy firndeel mooy milieu étudiant yi nga xamante ne nii UVS la ñu nekk te ba léegi kenn jotu ci sa machine ak situation bi nga xamante ni mooy étudiant ISEP yi nga xamante ni ñoo nekk Diamniadio ak étudiants yi nga xamante ne nii ñoo orienté leen dans le privé virus bi nga xamante ni moom mooy yàq alam gi virus su sabotage suñu système de santé mooy lii nga xamante ne nii tey moom moo gën a exposé population yi nga xamante ni comme ni ñu exposé woo ci virusu corona bi ci kaw loolu xam ngeen tey ci 9h ginnaaw ñun bi ñu jotee suñu jàppee suñu décision reporter suñu marche tey ci 9h la ñu woo jébbal ñu li nga xamante ni mooy notification wu préfet buy wonee ne aaye nañu marche bi loolu vraiment def ñu sax ay reetaan parce que li nga xamante ni moom la ñu ci def mooy dañu def risque de trouble à l'ordre public loolu ku ne moom xam na ko booy na ci suñuy nopp waaye circonstances exceptionnelles liées à la propagation du Covid-19 maanaam bu ñu defee marche bi jàngoro ji day gën a law day gën a tasaaroo waaye de garantie de port des organisateurs de masques yi nga xamante ni moom la ñuy tuddee ay masques homologués waaye depuis que état bi di communiquer port de masque ku ne yaa ngi koy dégg waaye li nga xamante ni moom la ñu ci yokk ay masques homologués est-ce que wax nañu ba léegi fan la ñuy jaay Sénégal ay masques homologués gisaguñu ko déggaguñu ko de toute façon nee nañu ay masques homologués de toute façon sénégalais yi nga xamante ni ñoom ñoo ngi wutal seen bopp seen ay masques ku ne ñoo ngi fay dugg di am ay masques pour mën ko jëfandikoo. fii nga xamante ni aussi mooy fi ñu waroon a jaar dale ko université lycée Seydou Nourou Tall UVS dem ministère de la culture ñu ne foofu aussi waroon na am ay dispositifs de lavage de mains waaye ñu ne ñun fi ñu waroon a jaar xanaa du rek ñuy def ay marche moo tax ñu war faa def dispositif de lavage des mains ña fay jaar semaine bi yépp di dem ci seen këru liggéeyukaay ak ñu dëkk foofu ndax ñoom dañoo yelloowul foofu en temps normal ñu def fa ay dispositifs de lavage des mains ci jàngoro ji ñu nekk muy wane rek ni état bi ciune ak lajj gi nga xamante ne nii def na ko ci xeex mi nga xamante ni moom mooy xeexu mbas mi. Risque de contamination des personnes, augmentation du nombre de cas loolu yaakaar naa aussi dellusiwaatoon nañu si ñuy wax état bi nekk moom lan moo tax dégluwuñu woon bi nga xamante ne nii ñoo ngi ko doon wax ne que pour mu yokk lim bi nga xamante ni limu dépistage yi mu yokk ko xanaa dégluwuñu woon bi nga xamante ni aussi ñoo ngi ko doon wax ne masque yi nga xamante ni dañu ko war a jox chaque sénégalais gratuitement xanaa moom déggul woon suñu woote te depuis le début ci la ñu doon wax lool. ñuy wax aussi état ne renforcé wul benn yoon suñu ay structure de santé comme ni ñu koy faral di waxee dégg nañu li nga xamante ni li ci gën a yees li nga xamante ni moom moo xew hôpital Dalal Jàmm ba mu am démission ñëpp dégg nañu loolu. ñu jàng aussi
li nga xamante ne nii à travers la presse ak yëpp li nga xamante ni moom moo xew fii nga xamante ni moom mooy Tobène dans le département de Tivaouane ay nit ay paysans ñoo xamante ni yore nañu seen ay suuf société bi ñuy wax ICS ñëw ci suuf yooyu mu bëgg a def extension maanaam yaatal usine bi jël ay suuf te li nga xamante ni moom la warloo ak borom suuf yi defu ko te loolu laajuñu leen rek lu dul seen suuf yooyu ñu jox leen li nga xamante ni moom méngoo ak ñoom ci wàllu njëg ñu gis ne ñooñu boobu ak léegi li ñuy wax gendarmerie tee na leen a nelaw jël nañu ci ay ñu bëri te lim bi toll na ci 23 personnes boobu ak léegi ñoo ngi ci gendarmerie ba ñooñu sax ñoo ngi leen di aayee dem di leen yóbbul ay lekk ci ban réew la ñu nekk ñuy wax état mu deltu gannaaw te rapidement ci décision bi nga xamante ne nii ci li nga xamante ni moom mooy nekk di xew Tobène te rémunération bi nga xamante ni aussi askan wi ñoo ngi ko fay sàkku rémunération boobu ñu def ko ni ko askan wi di sàkkoo ci kaw loolu marche bi nga xamante ni moom la ñu dàq mu waroon a am tey dañuy def ay série de manifestations ci fan yi nga xamante ni fan yi ñëw ci fi nga xamante ni foofu la ñu koy defee bokk na ci siège UVS da ci bokk ministère de la culture ak yeneen makkaan dañuy jël nag askan wi comme seede parce que depuis ay at yu bëree collectif yi bépp collectif fa nga nekk ñoo ngi lay dégg ngay xeex ba tax na état bi ñu jàpp ne nii nga xamante ni moom lay nekk di gérer coronavirus noonu lay mës di gérer jafe-jafe askan wi ba tax benn solution mënagu ci am ba tax na ñu koy wax suñu boolu muñukaay fees na te amatul lenn loo xamante ne nii mënati nañu toog di ko xaar bu fekkente ne nii ci ay fan yu néew jafe-jafe yii nga xamante ne nii lim nañu ko deltu ci ginnaaw indi ci ay saafara sénégalais yi dinañu dégg parce que mënta profité ci contexte Covid-19 bëgg a ankyloser maanaam yaafusloo ñi nga xamante ni ñoom ñooy jóg pour xeexal askan wi gis nañu li nga xamante ni moom mooy xew Mali gis nañu li nga xamante ni moom mooy xew Côte d'Ivoire te pourtant réew yooyu yëpp boo ci jël Covid-19 bi dafa nekk mënuñu accepter ak Covid-19 bi Macky Sall ak nguuram bëgg a nelewloo askan wi te ñoom li ñuy def ñu ngi continuer di ko def la machine de répression de l'État continue ci li nga xamante ni mooy nekk ci jafe-jafe yi nga xamante ni moom lañu leen limal ba tax na mënuñu sukkandiku benn yoon ci ne Covid-19 am na ci moment boobu Macky Sall continuer di def lu ko neex ñun ñi nga xamante ni organisation yi jox nañu bopp am ci ñun yaakaar ñuy continuer di taafintoo ay Covid-19 pour mën a rey askan wi loolu duñu ko nangu ñuy wax étudiants yi liggéeykat yi waa kaw gi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy défendre alam bi ñu pare te xam ne tant que état bi mu ngi sëgg di gannaawal jafe-jafe askan wi incha allahu rabi dinañu jàkkarloo ak moom dinañu jàmmarloo ak moom te
lépp loo xamante ni laaj na ko incha allah daañu ko ci def parce que mënul continuer di def li muy def jafe-jafe askan wi di gën a tar tey ñuy am ñaari virus corona ak beneen virus boo xamante ni tey mu ngi faagaagal askan wi ñu ne virus corona bi rek moo leen yitteel te beneen virus bi gën a garaaw sax virus corona loolu moom moo taxoon ñu woote conférence de presse su tey bi pour gën a fëddali taxawaay yi waaye gën a woo askan wi ci lii nga xamante ni nar nañu ko ci ay fan yoo xamante ni ay fan yu néew ñi ko signé mooy collectif des travailleurs de PCCI, collectif des travailleurs de ABS, collectif des licenciés des autoroutes à péage, collectif des victimes de Ndos Guéréo, collectif des victimes de Gadaï, collectif des victimes de Kignanbour, collectif pour la défense des intérêts de Djilakh, Rendo Bosseya, collectif pour la protection des terres de Bambey, Union des jeunes réformistes de la zone nord, collectif des étudiants victimes de AFIP Canada, cercle des étudiants orientés dans le privé, collectif des étudiants de ISEP Diamniadio, collectif des bacheliers non orientés, plateforme pour le développement durable de Mbao, Union du monde rural, collectif des maraîchers de Wérouaye, collectif des animateurs culturels, Aar Li Ñu Bokk, Ñoo Lank, Front Multilutte doy na ñoo ngi leen di sant di leen gërëm.